jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca ni ab kenn di ab combattant bu bokk ci MFDC di ab rebelle bu ñu teg loxo ay fan boobaak léegi procureur dëggal na ko bëcc na ay xibaar sànq dañu si ñëw ci biir xabaar yi ànd caak Amady Diouf mi procureur de la République dañu si ñëw ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo dina ci bokk itam lu soxal rassemblement di ab dajaloo woote ñaxtu bi ñii di waa fippu di kon Yewwi Askan Wi woote woon. kii di préfet bu Ndakaaru aaye na ko ab bataaxal la ci becc ma ngay indi argument maanaam lay ci taabal ji tax mu aaye ko daañu si ñëw tam ci biir xabaar yi. dana ci bokk directeur bi ñu dénk élection ci biir Sénégal Thiendella Fall nekkoon ci ndaje mu yaatu mënu woote ci Afrique rawatina Afrique yi làkk kàllaam ak français waxtaani mbirum élection kàddoom jot naa jëm ci li tax waa Yewwi nangu ñoo yaxal bataaxal bi becc seen bulletin de vote daañu si ñëw tam ci biir xabaar yi. daañu ci boole découverte Mountaga Kane ma nga jëm ak ñun ca quartier Mbour Coosem waaye itam daañu ci boole Biennale Ndakaaru bi mi ngi wéyandi pàcc gan ko jagleel ak gëstu bu xóot bu ne ànd ak Mamadou Dieng ni ki faram fàcce gi. sant leen gërëm leen cànd bi ak ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal mbirum manifestation barki démb juróom-ñetti fan ci weer yu ñu génn jàppale ni coow li bari woon lool procureur dëggal na ko sàng moom ci boppam Amady Diouf kàddoom jot na jipp jëm ci kanu teg loxo mooy kan ak jaar-jaaram ci biir MFDC ñu teewlu kàddoom ak ITV. jàpp bi nag yombul ndax laajoon na ay xarala yu bees yu taxaw jumtukaay yu am solo ci xarala yu bees yi laaj na aussi taxawaay bu mot sëkk ci enquêteurs yi gendarmerie ak force de sécurité yi nga xam ne ñun ñëpp amal nañ leen njukkal biñ ko repéré ci Sindia moom ak ñeneen ci bi seen biiri jëf seen biiri waxtaan ak seen biiri préparation pour ñu ñëw Dakar fekkee manifestation bu fi waroon am ñoom tam ñu jël seen motukaay di leen géolocaliser di ko géolocaliser ba mu jaar Kaolack jaar Mbour egsi Dakar ba yàlla def waa brigade de recherche jàpp ko après jox ko waa section de recherche de la gendarmerie dinañ jël suñu motukaay pour que moom si boppam ñu traduire ko devant des juridictions et ñii nga xam ne jàpp nañ leen ñii nga xam ne daw nañ aussi on va mettre tous les moyens de l'État tous les moyens des forces de sécurité et de défense pour ñu jàpp leen fépp fu ñu mën a nekk pour ñu tardé enquête bi tam war na wax toute personne boo xam ne nit koo xam ne taq nga ci ni A ni ci Z avec rebelle yi ñu poursuivre le traduire le devant les juridictions pour nga répandre ces actes parce que pour nous de notre point de vue il peut pas y avoir ni d'intouchable ni d'impunité képp koo xam ne taq nga ci venue rebelle yi fii ci Dakar muy ni A ni Z de façon directe ou de façon indirecte notre devoir te dinañ ko sàmm mooy ñu fexe ba enquête bi leeral lépp ku ci tax ñu indi le tribunal àtte la comme il se doit dans un état démocratique qui respecte effectivement les droits de la défense. pour atteinte à l'autorité de l'État mooy képp ku bëgg a sayfaane autorité état bi ak institution état bi dinañ ko topp aussi ñu ngi topp nguur si aussi parce que bokk na ci mouvement boo xam ne insurrectionnel li tubaab di wax insurrectionnel jàpp nañ ci aussi def na loo xam ne mën na compromettre sécurité publique bi mooy jàmm bi nekk ci réew bi paix publique bi jàmm bi ak indi aussi ay loo xam ne ay trouble la politique ci dëkk bi donc lu daal lañ ko bëgg a jàppee ak culture et trafic de chanvre mooy yamba bi moon béy yoo xam ne d'accord na ko di ko dugal ci ay gaal di ko indiwaat Sénégal di ko indi ci Dakar bi mooy mu doon kàddu procureur de la République ci di Amady Diouf Ousmane Kabiline Diatta lan teg loxo enquête baa ngi wéy dañ toppat incha allah wàllu gu mel ca na mu gën a yaatoom lu jëm ci manifestation wala rassemblement lu mu ci mën di doon waaye Yewwi ku jégi woote woon ko ajjuma ji jàppale ni kon préfet gàntal na ko ab bataaxal la beccim gàntal lu nu mel dañ ci ñëw léegi incha allah ñu ànd ak yéen ci bataaxal baak nam ko gën a tënke ba tax mu aayee ko sukkandiku ci li nga xamante kon article 61 ci code électoral bi bokk na ca la mu sukkandiku leneen soxal xibaar élection tabbum pinc ndaw réewum Sénégal coow li mi ngi tàmbalee bari direction générale des élections nga ko jiite Thiendella Fall mi ngoon ci ndaje mu yaatu fukkeel bi ndaje lam ndaje moomee sax réew yi làkk kàllaam ak français ñoo ko doon amal Sénégal moo ko dalloo waxtaan gi jëm ci
ñi seen xam-xam màcc jëm ci mbirum élection ñu leen di wax ay expert électoral lu mu ci mën di doon ku ci nem na ngay war a doxee ngir lépp war a mën a leer ndaje ma yaatu woon lool ay kàngam fekk woon ko ñu tur xuus ànd ci ak faram fàcceeg mam seene bu bàbbu ay élection yu ànd ak kiirlaay ak kaaraange moom mooy temu fukk ak assemblée générale bu réseau compétence électorale francophone RECEF si gis-gisu ministre de l'intérieur bi nga xamante ne moo présider cérémonie bi assemblée générale bii lee dina tax ñu mën a relever défi yi nekk ci système électoral bi. Comment ne pas se réjouir de votre thème pour le séminaire thème bu mel de nii Dakar? du ñàkk am solo bu ñu xoolee ci réew yu bëri yu làkku français maanaam francophonie bëri na ay crise yoo xam ne am na fa li ko tax a jóg sax mooy amal ay waxtaan yu xóot ngir loolu lépp ñu mën koo wattu maanaam jàppante yuy sax wéy mën naa sax romb li nga xamante ne moo di état de droit ndax booy xool lépp li suuxat suñu nekkin jëm ci wàllu économie ak société daanaka ci loolee la gàllu. Ce sont les fondamentaux même du développement socio-économique qui en dépendent. yi nar a tuppee ci biir séminaire dina jàppale dëkk yi nga xamante ne dafay am ay xuloo ak dëkk yi nga xamante ne dañ fa nemmeeku ay terroriste ngir ñu mën a organiser ay élection mu jaar yoon bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu élection yi nekk tamit njiitu RECEF. boo xoolee toujours dañu ne ay terroristes ba dañ fi di désorganiser état bi xam nga lu demee noonu organiser fa élection du neex doo tax assises yu Dakar yi am solo ndax dinañu jàngat naka la ñuy fexe ba même bu fa yooyu amee naka la ñuy defay ay élection yu baax ci biir dëkk yooyu. assemblée générale bii nag li ko tax a jóg mooy corriger jafe-jafe yi nga xamante ne moo ngi ci processus électoral bi ci pays francophonie ngir élection yi jaar yoon te du am benn coow. ñu jégalu ci na muy lakkee kàllaam ak nasaraan lu ci mën doon incha allah maam Seydou Ba fekkee woon na fukkeel bi ndajeem mi Ndakaaru dalloo jëm ci mbirum élection lu koy gën a leeral ak lu koy gën a ñoŋal ci loolu sax moom directeur élection yi ci Ndéla Fall kàddoom jot na jib tontu cim li ñu koy tuumaan ci ñàkk a sàmmonte yoon mu ni moom lu mën di xew tuumay yëngalu koom waaye la mu bëgg mooy yoon ci lu mu def mu xam ana fan la ko tey ci mbirum code électoral bi ñëw na tamit ci li bataaxal bi waaye yowi bañ a xaatim ca mooy liy dëggal ak seenu bulletin ñu xuus ànd ca ak directeur général des élections ca Ndéla Fall moom seen bu baabu man daal jàngat bi ma ci am en tant que organisateur élection moo di li ciy sama rôle mooy appliquer rigoureusement li code bi wax awma ci beneen xam-xam ñeneen ñi fi ñu féete dinañ def seen xam-xam foofu mais suma xam-xam man mooy fexe ba lu may def rek ma duut ko baaraam ci kaw code électoral ne fii laa ko samp ba def ko. ate mooy ñu koy wax bon nature da ngay ñëw rek pour wone ne spécimen bi nga déposé woon bi ngay déposé sa candidature ñu présenté la ko nga signé ci kaw ne moom la loolu la BAT di signé daanaka mënoon nañ ko sax bañ a def BAT parce que yow bi ngay ñëw di déposé sa candidature déposé woon nga benn supplément de bulletin donc bulletin boobu rek la ñuy reproduire mais pour leeral dañuy ñëw ne la waa bii nga déposé woon ñu ne waaw ñu ne mi ngi ni signéel fii ne yaa ko déposé woon loolu la bon à tirer du signé alors boo ko signé xayrun boo ko signé wul am nga sañ-sañu bañ ko signé. mu doon directeur général des élections ca Ndéla Fall. xabaar yi wëy ak ni ma ko junjee sànq ci bopp xibaar yi mi ngi soxal mbirum daje bi nga xam te ni bii kujje gi ñoo ko waroon a woote àjjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi comme nañu ko defee woon juróom-ñetti fan ci weer wi mi ngi noonu préfet daal di becc ab bataaxal daal di koy tere itam ñëwaat na ci dëgg-dëgg lépp loo xamante ni bii mooy yoon ak lu jëm ci wàllu motif yi nga xam moo ko gàll mi ngi noonu nee na daal dafa gis ni nëxal dembeeg dikk bi lu ca mën a am la waaye itam li di article 61 du code électoral dana ko nar a daal di jalgati nekk lu gën loolu moo tax commissaire central bu Ndakaaru daal di nañ koy jox ab ndogal ni ko ndigal li defee ko ca mooy daal na nga fexe ba ñëpp ñi nga xamante ni bi ñoo doon woote ak bëgg a def ab ñaxtoog la ca aju daal nga def kem kàttan ba daal di def la ca war daañu topp incha allah wàllu gunu mel ndax fàttali incha allah ñi di waa Yewwi daañu amal ndajem fi mu toll nii sax ña nga ca ndax 19h lañu wax ni daañu ko def daañu ko toppaat incha allah ca na mu gën a yaatoo
ñu xuus ba tey ak mbirum élection tabbum pencum ndaw réewum Sénégal ginnaaw bi ki nga xam si mu directeur des élections ci Ndella Fall te kàddoom ni lépp lu mu def teg na ko ci wàllum yoon waaye itam waa Yewwi bañ a signé bataaxal bi nga xam mooy doon seen bulletin bi nu war a imprimer tiré ko itam war koo teg ci mbañ gàcce yi keroog bi sub watam tabbum pencum ndaw réew mi Jibril Ñing expert électoral la bokk ci GRADEC ma ngay faram-fàcce ca fa mu toll incha allah dañ toppaat kàddu yu Jibril Ñing moomee ca na mu gisee jàpp ni lépp mi ngi xew ci conseil constitutionnel ak dogal gi mu jël daal di xar liste bi ñaari wàll dañ toppaat wàll go incha allah ca na mu gën a yaatoo ñu xuus ba tey ak mbirum dunduk askanu Sénégal ñi ngi war a xuus ànd ak Isidore Alexandre Sène jàpp leen ni enquête moo ko xamle lu jëm ci mbirum nekkinu askanu ak wàllum dundun gi lu ci bëree bëri jafe yi bari na ci lool nekk lu gën suñ façon bi ñuy dundee la ñuy lekk lu ci bëree bëri yàq gi moo ci ëpp correspondance. ab càmbar la ñu def ci dundin wi nga xam ne de moom la askanu Sénégal di dundee nëgëndi nar ko jëmale ci atum 2035 mu mel ni de bëri na jafe-jafe ki ni waxee moo di secrétaire exécutif conseil national sécurité alimentaire di Jean-Pierre Senghor. li ñu wax mooy gëstu bi nga xamante ne moom la gëstukat yi def te ñu liggéey ak ñoom dafa indi ay firnde yu leer yi wone ne faw ñu taxaw tem ngir mun a changer nit ñi suñu lekki nii suñu togg yi. mu teg ci ne bëri na wopp yi nga xam ne de ñu ngi ci biir askan bi lu ci mel ni hypertension wala diabète ci lekk wi la jógee. fii ak at yu néew. d'ailleurs egsi nañ ci parce que fi mu ne nii am na ay feebar yu bëri yoo xam ne suñu lekki nii ak suñu togg yi nii ñoo koy indi xorom su bëri si suukar su bëri si dawlin ju bëri ci loolu war nañ ci taxaw. ana lan moo di pexe wi ñenn ñi xalaat nañ ne faaw rek ñu dellu ci la nga xam ne moom la maam daan dundee. rapport bi daf ñu ne faaw ñu jóg wax ak nit ñi dugg ci gox-goxaan yi waxtaan ak maanaam borom kër yi jigéen yi pour que ñu mën a changer xorom su bëri si nga xam ne dafa nekk suñu ay plat. waaw dellu si ci suñu céréales yi nga xam ne ñu ngi ko leen di ay waay nañu dugub baas yi foño ku togg ngurbaan nga ne kat moo feebar ci kër gi. bokk na ci recommandation yi nga xam ne de moom la rapport wi génnee ci raison bu ne rek dinañ fa teg li nga xam ne moo di plateforme jëmale ko ci li nga xam ne nag moo di alimentation bi naka lañ koy defee fi nga xam ne moo di diwaanu Thiès. jaajëf Isidore Alexandre Sène ca Thiès ak enquête ba ñu bëgg a delloo wàcc ci dundu askan wi ngir mu gën a ñoŋ delloo wàcc ci cereek laax mbuum ak la ca aju ngir watandiku xeetu feebar yi jàpp askanu Sénégal xabaar yi wëy ñu wax ci lu soxal Trophée Tour mi ngi wëy Sadio Mané dalal na ko ca Bambali ci kanam bu njaboot gi coupe bi tamit daal di nañ koy dugal ca biir këram daal di cay saafanteeg mbokk yi ministre bi ndéem wàllu sport Matar Ba rafetlu ko lool delluwaat na profito ci prox ndoll bu ñu mel daal di wone boppam maanaam sargal Sadio Mané bu baax a baax ndax nekk na koo xam tamit ko tàmbalim ak na mu tàmbaleek fa mu tollu tey kon ku ci ne war na ci amoon a roy ca la nga nekk ndax tey Sadio nekk na ku sigil Afrique ci wàllum football waaye tam sigil der bu ñuul noonu la ko beccee moom ki nga xam si moo di ministre bi nekk sport di Matar Ba mi ngi noonu ay raaya ak ay mi ngi noonu ay xeetu cadeau la ay neexal yoo xamante ni bi nekk na ay bakar feggu yu nu fàggul lenn ci ay jege ñaale Sadio Mané daal di koy def ca bëccëg bu ni mel ñu songu as lëf ci bitim réew di ko tàmbale lu soxal di ko taamule ci lu jëm ci mbirum Burkina Faso jàppale ne fi ñu toll ni coow li jeexagul ñetti fanu dëj la ñu daal di xëppati ñetti fan dëj yoo xam te ne mi ngi xew ginnaaw bi am cong amee ci armée bam faat lu bon juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent maanaam juróom-ñett fukki nit yu manqué benn lañu daal di faat ci cong moomule lu ni mel sax ban ko xaymaa bi lang bi ëpp na ko ndax ñaami gaañu nag la faatu ci xëy na xamee su leen waaye lu ñu ci mën di doon njiitum réew moo daal dinay jël ab ñetti fanu dëj yoo xam daal lañu ci bëgg mooy sargal delloo njukkal ña génn àdduna fàttaliwaat ni ba fii ak xeetu xeexoo mi ngi wéy di am ca bët yu gox yu bari ca biir Burkina Faso ay nit yu gàddu seen i ngànnaay ñoo fay sarax ndalu di faat ay bakkan daanaka ay bis yu ñu génn moom ay cong yu bari moo am waaye ba ca mujj ci doon faat toll ci juróom-ñett fukki nit foofe ca biir Burkina Faso. baneenub réew la ñu daal di jëm lii ma nga soxal ci réewum Somali njiitum réewum Somali ba nu fal yees daal di nay jël ab njiitum gouvernement kookee mooy kon kii di Hamza Abdi Barre moom Hamza Abdi Barre daal dañ koy fal ca poste premier ministre bam
moom ba fii nekkoon ab député nekk na ku yàgg yëngu foofeem nekk na it ku miin mbirum gouvernement xëccoo ca gox yu ni mel ndax nekkoon na koo xam tam moo daal di doon léegi ñaar fukkeel bi ak benn premier ministre foofee ca Somalie daal di wuutu ki di Mohamed Ousseyn Roble moom bi nga xam ba fii moo fa nekkoon premier ministre ci atum 2020. yàgg nañ ci pàcc bi ñu jagleel gëstu ñu koy wax découverte tey ñu leen di xamale ak Mbour Coose benn quartier la bu nekk ca biir Mbour quartier la bopp la mu ëmb taarix bari na ña fa njëkk a dëkk ba fii na quartier ba di doxee la ñuy dund ñu xuus ànd ci ak gëstu bu Mountaga Kane. ngir seen aada ak seen cosaan bañ a naax saay soose yi jëkk a dëkk ci Mbour dañoo boole woon dëkkandoo benn bërëb ñu dippee ko woon Coose waaye ci atum 1922 ci lañu ko xaaj ci Coose Est ak Coose Ouest. am nay wuñu ko am nay kaabul ko mais wuñu ko ñoom ñooy soose yi jiit daal. waaw xala jàmma wuñu ko waaw moom njëkk a ñëw mooy jàmm ko day nekk Coose ñoom ñoo njëkk a ñëw mais dañu randatu comme ni ma la waxee fi ñu dëkk léegi ak fi ñu dëkkoon bokkul dañu randatu dañu dëkk après nag randatu puus ñii jóge Escale ñëw ñii jóge Ambre jóge Escale jaara bu Ambre ñëw ñii ñëw directement. rëbbkat bi di Ama Diaban moom moo jëkk a ñëw ci mandeng yi fii ci Mbour mu ngi bawoo nag ñenning bi nga xamante ni fa la nekkoon ak i mbokkam. Kaabunke yi doog a ñëw nag Kaabunke yi Woyinke yi ñoo jiitu ñoom communauté mandeng bu Mbour Woyinke yi ñoo ko sos Kaabunke yi doog a ñëw nag waaw léegi nag évidemment Woyinke yi am na ñu rendu aussi dem fondé sos fële woy naan Woyinke mais am na ñu des dañoo rendu soose lañ jóge ak 11 ans ñu randu ñoom kii ñoom mujj ñëw de ñoom ñoo njëkk a ñëw mais dañoo randu dañu puus dañ toog seen tool yi quoi. ginnaaw Woyinka yi nga xamante ne ñoo jiitu fii ci Mbour juróom-ñaari kilifa yu jóge Binjin ñoo ñëwandoo daal de dooleel communauté bi fii ci Mbour. ñooñu benn village bu tudd Binjin dans le Badora dans le Kaabu Binjin fa lañ jógee juróom-ñaari chef de famille lañ juróom-ñaari góor pour Binjin. maanaam Daabu maanaam Sagna Mandeng Dafe Birima Ngassama maane Ba maane Munku ak Wode Bakary Kambaay. ay chef de village ak i chef de quartier yu bare bari nekk nañu ci boppu communauté Mandeng. ak chef de quartier yi yii la bu njëkk Fara Njàmma jamono ji nag moom xamuñu ko bu paree Bakary Jàmba ñaareel bi période bi xamuñu ko ñetteel bi Fodé Jàmba ñeenteel bi Yaxya Daabo yooyu yëpp xamuñu seen période juróomeel bi Bakary Jàmba juróom-benneel bi Bukar Sigaate kooku 1903 la te 1905 suñ junni ak juróom-ñeent fukk ak ñett te junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom juróom-ñaareel bi Sana Dafe 1905 1928 junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar juróom-ñetteel bi Malang Dafe 1927 1932 junni juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar junni juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar foofu la maanaam ci maanaam dafay la chef de village yi yem après mu am ay chef de quartier bi njëkk Madi Koté 1932 1936 beneen bi Kadiali Sédi 1936 1956 ñetteel bi Daouda Dafe 1956 1993 ñeenteel bi Chérifou Dafe 1993 1998. ñi topp Youssoufa Sagnang moom moo nekk fii mu nekk ni moo fi nekk chef de quartier 1998 ba léegi. bañ a réeral seen aada ak seen cosaan te reewu leen a dëkkandoo ak i wolof. bon au niveau du quartier de Coose Ouest. fii ci quartier Coose Ouest soose yi dëkk nañu ak ki wolof rawatina nag suñu mbokk ñeeño yi ñu maam yi ñu fonkoon seen cosaan lañu. c'est le souci de préserver leur forme d'organisation. waaye nag aada ak cosaan bi de bu ñu wattuwul rek dina. elle a beaucoup diminué de vigueur hein. Elle a beaucoup reculé. Normal parce que nous sommes dans un milieu entouré. làkku soose wàññeeku na bu baax loolu nag lu jaadu la ndax ay yeneen i xeet rek ñoo ñu wër te ñooñu ñoo ñu ëpp ci 1960 mën nañu wax ne téeméeri soose bu nekk juróom-ñaar fukki ak juróom yi mënoon nañu làkk soose wante dale ko ci atum 2000 jëm tey téeméer bu ne ñaar fukki soose dong ñooy làkk-làkk bi mën na koo sax gën a néew wante collectivité Mandeng ñu ngi xeex fi mu nekk nii ngir soppali loolu
ba tax commission bi nga xamante ni moo yore wàllu aada ak cosaan mu ngi def ay jéego pour jàngal soose yi seen làkk. On a des projets d'alphabétisation. On a commencé d'ailleurs. lëlu góor bi nga xamante ni soose yi fonk nañ ko trop ba dafa dem ba nekk moomeelu waa Mbuur yépp. mais man mënuma cee sore. mënuma cee wax lu sore parce que dafa sacré. kenn du ci mënu cee wax ku ci bokk surtout parce que mag ñi ñoo ko moom. mag ñi ñoo koy gérer mais lu dugal koom-koom bu bare la d'ailleurs sax collectivité commandé na benn étude d'impact peut-être kooku bu ngeen gisee EG dina leen ci wax lu bare étude d'impact pour wane jeexital bi am bi phénomène boobu am sur le plan économique. gëm bi ñu gëm seen bopp seen aada ak seen cosaan tax na ba soose yi nga xamante ni jiitu wuñu ci dëkk bi ñu dem ba nga xamante ni fi mu nekk ni suñuy lim xeeti ñoom ñooy nekk ci kaw ci wàllu cosaan ak aada. yegg nañ ci pàcc bi ñu jagleel Biennale Ndakaaru mi ngi wéyandi ñuy gën a xuus di gën a yaatal bu ñu waxee Ndakaaru xel dem ci Lac de Guiers boo waxee Tëngéej xel dem ci Maam Kumbam Lamb boo waxee Ndar xel dem ci Maam Kumba Bang moom moomee nag la ñu beccim ci ay nataal ak histoire am ak jaar-jaaram donte xëy na nekk na lu làqu ak i mbóot ñu xuus ànd ci ak faram fàcceek Mouhamadou Dia. fii ci galerie Kembouri bu Point E lañu dalal Maam Kumba Bang ci diirub biennale bi moom mooy rabu Ndar ëpp na ay junni at moom ak njabootam artiste bii di nettali seen dundin jaarale ko ci ay tableau moom muy wuyoo Masta di doomu Ndar di dund ca bitim réew. lu ñu xam ci moom pour la plupart du temps mooy benn génie la bu dëkk ci ndox bi ci dex gi boo xamante ni dafa entretenir ak population yi benn lien bi lan la mooy nit ñi dañ koy wan ni que moom mi ngi exister et en retour Maam Kumba Bang da leen di protéger quoi si lu bëri. Maam Kumba Bang di rabu Ndar muy weccoo sax ak ña cosaanoo ca dëkk boobile jaarale ko ci ay sarax. Masta xalaatam weesu loolu muy nettali rab bi nu muy dundee ci biir ndox mi lii di li mu tëgg ci biir boppam. histoire la boo xamante ni dafa bokk ci histoire u Saint-Louis en tant que Saint-Louisien histoire la bu ma inspiré quoi parce que depuis ma nekkee xale may dégg histoire am donc yu may dégg yooyu yëpp ay information la yu bëri yooyu yuy dajale ko sa bopp. da lay permettre nga créer benn monde invisible ci sa biir xel quoi day mel ne comme benn genre rêve benn genre gént univers boobu laa jéem a traduire laa jéem a génne à travers sama art quoi sama peinture. liggéey bi mu mën koo def gannaaw ay histoire yoo xam ne nettali nañ ko depuis muy tuut tànk art bi di jumtukaay bi mu tànn ngir dellu moom it dal di koy nettali. man en tant qu'artiste man sama moyen d'expression lu ma mën a waxee mooy art bi mais peut-être keneen mën na am musique wala littérature jàllale ko si mais le but c'est juste que histoire bi ñu continuer di ko dundal xam nga mu bañ dee mu nekk lu exister bokk si patrimoine ville bi quoi. rabu Ndar bi daal di fës fii ci galerie Kembouri mu di exposition boo xam ne ñu ngi ko duppee Mystic City of Maam Kumba Bang lii nit ñi mën ko fee nemmeeku diirub biennale bi yépp. jaajëf Mouhamadou Dieng waaye itam jaajëf Maasta mi nga xamante ni bii daal di nay def liggéey bu ni mel waaye duñ ko bàyyeegun moom nga xam moo di rek Maasta ci boppam am na lu mu becc neen rafetlu na bu baax biennale bi ni mu ñëwaate ginnaaw ñaari atu Covid tax amul woon day tax ba art africain gën a soqali ko teewlu kàddoom. waaw biennale bi franchement retour bi am na doole quoi pour man c'est loolu lañ doon xaar quoi malgré année Covid yi. deewul quoi donc Dakar mi ngi continuer di nekk milieu boo xamante ni art dafa am doole pour continent bi quoi et que période bi c'est vraiment une bonne période bu baax la pour art africain parce que ñi commencé
di teew ci àddina bi yëpp nit ñi di ko gën a xam ñuy créer suñu place quoi te lu am solo la te biennale bi bokk na ci luy dundal loolu quoi. jaajëf ñu ànd ak ñun ITV li moo tëj xabaaru Maraxim ñu bàyyi nag bloc d'information bi la taal Cheikh Hassana Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam lu koy may incha allah 19h45 xabaar ci France lay doon jàngeen jëf.